suñu sœurs yi wax dëgg suñu rakk yi wax dëgg suñu xarit yi wax dëgg la moo dëgg loolu moo manqué ci miim réew te man dama gëm ne on ne pourra jamais éradiquer un mal suñu waxantewul dëgg loolu laa gëm man nga njëkkee fu am solo mooy yar bi nga wax est-ce que xam nga ne jur njaboot te yaroo leen ci diine est-ce que xam nga ne bor la soo wóoloo yàlla nag mu fayal la bor bi moom loolu la waykat bi wax je veux tout simplement dire li tax nga wax yar am solo parce que ñun ñëpp ku nekk am na lu bu gëm nous vivons dans un pays de croyants dañu am lu ñu gëm boobu nag moo taxoon effectivement ñooy jur leen ngeen yar ci diine yar boobu nga wax foofu la siru bi nekk à mon avis parce que bari na lu këf nit ñi yóbbu ko ñàkk yar boobu ngay wax noonu base bi la yar bi fi ma ko bëgg a appesantir mooy gëm yàlla wóolu ko tegal ko ci parce que dafa am loo xam ne boo gëmee yàlla wóolu ko tegal ko ci am na yoo xam ne kenn du la ci fekk beneen troisième bi nag mooy comme effectivement li borom kër gi def moom slogan mooy gëm sa bopp ak a baax gëm sa bopp moo lay génn ci yenn yi tu comprends li ñuy waxtaanee li tax mu dangereux mooy c'est-à-dire premier danger bi d'abord mooy chantage dans une société te malheureusement dafa gën a bari suñu société chantage ñaareel bi mooy la corruption ñoom ñaar ñooñu mais tey ci chantage lay appesantiru mais ñoom ñaar ñooñu dafa mel ne cancer dans une société ndax ki ñu corrompre ma ngay dund loo xam ne leer ne que bu corrompre woon du ko dund ki ñu chantage mu nangu ko généralement nulaar lay doon gëmul xam-xamam gu wóolul boppam yaa ngi dégg day dem sax bañ a ne mais comment se fait-il que kii mën a dund lii kii mën a am lii alors que ñoo ko dàqoon jàng ñoo ko dàqoon nangam ci nulaar yi lay bokk moom donc day nekk poste boo xam ne li Sophie doon wax ñu jox ko koo xam ne c'est pas la bonne personne à la bonne place parce que loolu chantage moo koy def mu nekk généralement nulaar dañu libellé dans le milieu professionnel am na même dans le milieu scolaire chantage ci am note bu baax c'est même ingrat ndax yow leer na ne 17 yi nga am nanaa mii la dàq jàng foofu te 12 lañ ko may. jëmale ca kaw. attention on a parlé sur le plan professionnel pour am fu ñu commencer mais c'est partout ku mooy cancer parce que comme ni ma wax ñàkk dignité ak ñàkk gëm sa bopp ak ñàkk classe ak ñàkk ngor mënul weesu am foo jaar ak diw mu noteel ma mu leer ma ne ñi ma raw ñi ma ëppale dot ci classe bi yëpp ñoo ma dàq jàng foofu bu ñuy fajaru julli fajar ñu këpp ñu jóg yor seen ay cahier di jàng boobu man fekk maa ngi nelaw wala maa ngi ci boîte yi c'est malhonnête c'est ingrat mook chantage yam beneen bi mooy gis nga comme ni nga wax gaañ-gaañ ci am société foog ñu am fitu wax ko di waxante dëgg pour que nit ñi jàpp ne lii nga yaakaar ne moom la du moom parce que damay wax ne maître chanteur boo gis kay cédé au chantage moo ko dooleel maître chanteur boo gis kay cédé ci chantage am moom de quelque forme que ce soit kookoo ko dooleel moom li tax ma wax loolu mooy bari na ci ñoo xam ne c'est le trop plein d'ambition mooy dugal nit ci yenn guute yi chantage ak fu ñu la ko mënti defee loo war a bañ la yow su fekkee ne gëm nga sa bopp gëm yàlla père brossé na ko sànq fii kat maa fi doon liggéey joxe sama bopp mooy tax ma avancé joxewu ma ko sama dàq xaj na ci d'accord jàpp naa ne sama wërsëg a fa jeex loolu mooy wóolu yàlla mooy jàpp ne lii kat du ma fa yegg man ndax sama wërsëg a fi jeex su ma gëmee ne effectivement ñàkk la jox sama bopp mooy tee man am promotion gëm naa ne boo ma dàqee et encore que sax yoon may na la fi technologie toll nga am say preuve porter ko plainte pour harcèlement nit ñi dañ koy faral di fàtte ndax xëy na dañuy nekk souvent ña ngi koy séqal dañ lay ëpp doole mooy suñu nekkee ci yoon boo xam ne dama gëm ne lii su ma la porter plainte du mujj fenn looloo tax danger looloo foofu danger bi nekk ndax yoon may na la yow nga am preuve ne mi ngi may harceler nga yóbbu ko ci yoon dootoo ko dolli yow ak licenciement abusif mais généralement
suñu nekkee ci dëkk boo xam ne dañuy gëm ne kat Prospère mi ma ko séqal moo ma ëpp doole su ma ko porté woon plainte tey bu ma jëlee ñaari avocat moom mën na ci am ñeent. su boobaa ay gaañ-gaañ lay mën. mais bala nga yegg foofu mooy comme li ma wax yar bi gëm sa bopp xam yaay kan yow d'abord parce que loolu dafa nekk loo xam ne kenn du ko xamal kenn. yaa ngi dégg muy man muy yow muy keneen maanaam yow sa personnalité sa dignité kenn du la ko forgel yaa koy forgel sa bopp. tu vois ce que je veux dire ngal la nag waaye buñ lay chantage sax le plus grave mooy day nekk sax loo xam ne sax amul nga àndu la ngërëmu yàlla ñu chantage la tegal la ci. àndu la ngërëmu yàlla ñu chantage la tegal la ci mooy comme li may faral di wax suñu nekkee ci am réew moo xam ne ñun dañuy tiitaroo ñu dañu gëm yàlla dañu sommes des croyants pour ne pas citer de religion ndax ku nekk ki nga bokkulul diine sax am na lu mu gëm dafa am taxawaay boo xam ne dama gëm ne moom nga war a taxawee. d'accord Prospère man question bi ma la bëgg a laaj mooy pourquoi ici au Sénégal fi ñu toll nii lu ñuy gën di dem góor yi di ñàkk jox cër xale yi jigéen yi ba chaque fois ces genres de problème dañ koy dégg. adduna bu ñu nekk dañu nekk ci société boo xam ne li ngi ci constaté moo di société boo xam ne lu ñu gën di dem góor ñi ñàkk gën a jox cër jigéen ñi. ma ne est-ce que du jigéen ñi ñoo amatul taxawaay bu leen joxee cër. c'est-à-dire mooy wax naa sànq kii réussir ci ay chantage am kii nangu ñu def nekk maître chanteur parce que iPhone bi mujjee génn dama ko war a am diwkat ñoo bokkoon classe wala ñoo bokk koñ sama nawle la oto nangam lay dawal dama ko war a am greffage nangam lay takk dama ko war a takk ak yeneen yoo xam ne lépp dafay def sur le plan day basé wu sur le bien matériel. waaw d'accord léegi am na chantage yoo xam ne jotewul dara ak yooyu noonu. am na chantage yoo xam ne jotewul dara ak yooyu. waaw moo tax ma ne tey jii nii benn sëriñ bi nga dalal sa kër mu jël violé sa doom ba pare ne xale bi boo demee wax ko sa papa dinaa ne sa papa bett naa la ci fii bett naa la ci fekk xale bi deful dara. non ko dooleelul benn maître chanteur. non loolu déjà jëf bu ñaaw la. waaw mi ngi noonu donc bu wax ne ñun yenn jigéen ñi ñoo ko dooleel des fois ñun yenn ñu ci bëri bokk on n'a pas le choix man bokkul ba tey. on a toujours le choix. si des fois on n'a pas le choix. tey jii am na yenn chantage yoo xam ne bu la ko nit di tegal. xam nga tey jii man doo ma fekk di ma nee na da ngay ñëw def lii wala ma def la lii. su fi doo ko fekk di ko wax. mais xale bu am 16 ans 15 ans ah. waaw nanaa mat na mat boo xam ne. man nanaa laa dem nanaa. mat na mat boo xam ne. kenn du jàkkaarloo moom di ko chantage. père déggoo ma de. dama ne nanaa. moo tax ma ne mat gi ma mat man. moo tax kenn du jàkkaarloo moom di ma chantage. lan moo ko xamal ne mat nga. sama ful la fayda ak jikko ji ma ko war. moo tax Prospère yow ak Nana nañu bàyyi Nana yow Père nañu bàyyi Prospère mu daal di. waaw wax nga wax ji parce que gone gu am 14 ans 15 ans 16 ans. 17 ans 18 ans dafa war a am place dans la société. place bi mu war a am mooy place bu ñu koy protéger. wuyu ko. la protection. est fondamentale. pour bu am foo xam ne bu fa nit tolloo en général waxatuma la nag ndaw gu nekk ci buntu àdduna. xamagul mënagul. ñu war ko protéger. en tant que te man dama gëm ne ñun ñi toog ci plateau bi yëpp kenn mënul defar nit. personne ne peut créer une personne. on ne peut pas être plus protecteur que le créateur même de la personne. Personne ne peut être plus protecteur ou plus protectrice que le créateur même de cette personne boo xam ne moom moo ko créé moom. yàlla rek. moo wax la parce que dafa am yoo xam ne Nana xam naa fi ngay waxee mais damay wax ne dafa am yenn jëfin ak yenn milieu ak yenn taxawaay yoo xam ne soo si bàyyee sa doom mu dem ci yaa ngi koy pousser effectivement vers la débauche. yaa ngi koy tu comprends ce que je veux dire. exactement dafa war a am place gone dafa am place dans la société gi loolu mag ngi naan loolu ma sama benn xarit di wax naan kuti du yëy yàq. dañ koy jox meew mu naan. dëgg la loolu mooy waxi dëgg. yaa ngi dëgg ba tax na pour man li ñu mérité ñoom d'ailleurs protection bi ñu leen war a protéger moo tax boo amee dara loo séq ak ñoom keneen ngay waxal ku dul papaam ku dul yaayam donte porté wul plainte sax mais am na koo xam ne yoon may na ko moom mu autosaisir parce que mineur la. léegi damay ñëwaat ci commencement ba professeur bi nga xam ne mi ngi chantage xale boo xam ne amagul 14 ans wala amagul tey 16 ans xale boobu yow à ton avis ñemewul dem wax parents yi ñemewul dem justice parce que xamul sax lan la ko yoon may loolu lan moo ci solution ban choix la ci am. foofu laa la expliquer encore une fois xale dafa am place
xam nga. la place am mooy école te ca école ba la xewee. non école dafa nekk parmi les places su may wax place c'est d'une manière beaucoup plus évasée moo di comme li nga wax def ci yow yar boo xam ne su la prospère ne la kaay ma def nangam boo wàccee nga ne sañu ko wax papaam pourquoi sañu ko wax papaam papa sama professeur nee na ma nangam ak nangam ak nangam mës nañ ko fi wax fii mooy communication entre parents ak waajuram et bañ a nekk complice am parce que pour man dama gëm ne nekk complice doom bokk na ci damay dem bërëb sàngam dama bëgg a def bërëb sàngam mbokk na déet bàyyi na déet nga ànd ak moom mu defi ko ba la ko fekk ko ca c'est une complicité non dite loolu laa gëm man. tu comprends ce que je veux dire mooy yar bi nga doon wax yar la ñuy def ci yow parce que foofu loolu mooy nit c'est ce qui nous différencie des animaux. yar la yar boo xam ne di nga am taxawaay boo xam ne képp ku ne sa bët bi suufa ngi ci boo wàccee na papa diw ne na ma sama bët bi suufa ngi ci. yaay sama bët bi nee na suufa ngi ci. ba suufa ngi ci mais généralement daf ci nekk ñoo xam ne d'abord seen accoutrement rek moo lay wan ne effectivement kii du kuy wax nangam ak nangam ndax effectivement lañ ko ciy proposé bu ko lépp neexul it am na lu bëri loo xam ne naqarewu ko ca. c'est le constat ma wax ne en général gis nga dans une société comme li ñu wax su fekkee dañu dem ba nuroo amatuñu repère te pourtant nag Sénégal dëkk bu ñu waroon am repère la ndax ku ci nekk am na lu mu gëm ak foo mën a jokk nag nous sommes des croyants comme ni ma ko waxee kon ñun repère waruñu woon jafe yàlla ne jural nga yar ci diine comme wax naa la ko sànq parce que man dama joxe exemple rek fa laay payé madame Diallo man Prospère dafa am lu ma gëm waaw li ma gëm mooy man du ma nekk jullit di gëm ne jullit laa di ko wax di ko jëfee nanaa suma doom la 16 ans la am 14 ans la am 15 ans la am ma ngi may tàggu ci lu neexul yàlla mën a déet parce que man mënu ma gëm ne